ay copains lañ woon àdduna bi soppi Ahmed Khalifa Niass c'est un pédophile. Ahmed Khalifa Niass góor jigéen la franc-maçon la. Ahmed Khalifa Niass daa dem ci réewi naar yi ñu di ko tàpp daa dem ci réewi naar yi ñu di ko sëy ba dañ ko génne ci réewi naar yu bari. Ahmed Khalifa Niass nii ñaame jàpp dañ ko fa pédophilie lañ ko jàppee pédophilie birëg na fa lu yàgg fukki at ak ñaar lañ ko tëjoon mais Abdou Diouf moo dem jëli ko Abdou Diouf taal avion yi dem jëli ko muy un pédophile. réewi naar yu bari ñu mu caa dem ndax ngóor jigéen ko ñu ko xamee franc-maçon gën ko xamee yéen ngeen ne daal doomi soxna la lu mu wax dëgg la yu ko di ci télévision muy wax ana télévision Youssou Ndour bi nga xam ne xam naa ni télé bi demee télévision xam naa ni mu demee waaw le nouvel ordre mondial bi ñu doon préparé ak di ko gàttandu ci la Youssou Ndour profito am ko télévision Bougan bi la même chose. Le nouvel ordre mondial bi doon dikk moom la bon utiliser ko pour mu joxe ouverture tasaare message ana lu leen gaañ ak lu leen yàqal Facebook bi ak YouTube bi ak nouvelle information yu bees yi moo tax ñoom ñëpp ñu bokk daanu benn yoon woñ ko sax fekk si ñoom dañoo fekk si sax ci Facebook bi di live comme noonu réew mi doxut. te buñ bokkee ko dëgg buñ waxee dëgg buñ ragal buñ dee ñun ñëpp sawar lañ jëm amul kilifa diine amul kenn dama ne réew mi ñun ñii buñ dee parce que yàlla sawara gaañ yi mu koy sànce gaañ ci gën a tàng gën a baax mooy ay doomi aadama jël nit sànni ci biir sawara kooku di baax di takk kooku moo mën a tàngal sawara. maanaam diwub nit day mel ne essence boo sotti ci tàkk-tàkk dama ne lob bi yàlla xam ba sawara lob bi mu ngi Sénégal parce que li gën a bon mooy lu toll ni diine al islam suñu borom màggal ko ba pare teg ci wegi lakkum diine ko wala diin ñu lànk ànd ak suñu sëriñ si di waxi laïcité kan waxante dëgg l'islam sénégalais dafa échoué te bu mu échoué ca bureau ba ca Ndar la échoué woon ba ndëgë ni dara mosu fee baax xalifa bu mosee dikkit da nga ànd ak tubaab bi di la dig ay affaire ngay nangu di defar sa business tarixa yi booy xool ay franc-maçon la te ni ko tubaab bi liggéey franc-maçon la ko def ndax boo bokkee ci tarixa boo jegee da nga lekk boo jegul doo lekk. boo nekkee franc-maçon boo jegee lekk boo jegul doo lekk boo bokkee doo lekk boo bokkul doo lekk waaw franc-maçon sax moo tane tuuti tarixa yu bari ndax franc-maçon am nga droit critiquer te tarixa yi boo ci critiquer rek nervi yi jóg ak yet benn nervi franc-maçon gisagu leen ko benn nervi franc-maçon gisu leen ko ñoom kay dañuy def ca suuf la ñuy def di din duma ak a domp ak a kaata te amuñu xel amuñu njariñ te mënunoo fayu réew mi yàqu na réew mi ay élection bu ngeen ko ci yaakaar rek torox ngeen lii xew assemblée nationale gis ngeen ko ci 100% croyant góor jigéen yi duma ñu dumay metti fu ne ab korpañ dugub fu ko roy xag rek góor jigéen dóor nañ ko fa fii ni suñ faar yépp ay bokk metti nun sénégalais yi fii ni góor jigéen yi ñu ngi toog di xaqataay ka ree Moustapha Niass fii mu ne ñoom après ak ñoom Mamadou Goumbala ak groupe yooyu dañuy pati ñu ngay pati fii nii am na présidence lim daje fa célébrer daaj seen champagne ñoo bon dama dindi ci dara célébration boobu góor jigéen ñi def nag seen victoire bi dafa màgg dafa yaatu xam naa ne daañu invité activistes yi waaye nag boo nu invité nu dikk waaw waaye xam naa ne dóor yi ñuy dóor dama ne suñ ngaam yi fépp ay metti fépp nga dajji fépp lu góor jigéen ñi dajji fii ne góor jigéen ñi jàpp ci di tëdde moo ci des ndax mbirum góor jigéen yàgg na Ndar yàgg na fi depuis 1896 bii ma leen di wax laïcité bi mu duggee la góor jigéen dugg soldaar yi
tubaab yi bu masaane ñëw du indi seeni jabar. tubaab yi amuñu woon ay jabar. tubaab yi neen daan def mooy dañuy dem ndar di taxawaalu foofu di jàpp di yóbbu kamba. même jabari jàmbur dañu dikk nangu jabari jàmbur di yóbbu kamba yi sëy. bu bëggee ay góor en tant que góor jigéen day dugg ndar bu duggee ndar jàpp ci xale yu góor yi ci tefes gi di leen jàngal football ak di naxanteeg ñoom ba jël leen yóbbu kamba. mun demee ñooñu di leen jabaroo. lii am na ndar. góoru ndar ku ne dégg na ko. Madické Niang day sëgg kooku xamuñ ko mën a bàyyee muy dugg ci jumaa xamuñ ko mën a bàyyee waaye moom moo ko lijjanti sax ba xalifa yu bari d'accord moo ko dox ca suuf ba ñu bari d'accord doo dégg baatam wax ba muy étudiant ba nëgë ni ab gel ku mel noonu tey bu ma toogee gis sëriñ si di ko raaya ka tàppal ak di ko déey naan ko nangam sama yaram day daw. kan bokku jóg ñun perte nañ duma nañu waaye xale yi di ko ëllëg yéen xale yi maa ngi leen di jóg leen taxaw te yàlla tax jóg leen taxaw dimbali réew mi jóg leen taxaw man ngeen ci dara. réew mu libre mu ne ñaare xale yee ñoo ca jàpp da ngeen di jóg bu ngeen jógee lu bari mën naa nekk ndax yàlla yéen lay ànd ndax yéen li ci dëgg. te it ma xamal leen lenn ñetti at a ngi nii ñu introduire système góor jigéen ci biir njàngale mi. loolu ñu naan la théorie du genre ñu ngi koy jàngale ci école yi. maanaam góor jigéen ay lan ak boo bëggee doon góor jigéen noo koy defee ak liberté choix bi ci ne dem ba jàngal élèves yi naan leen sa papa bu ñëwee ci kër gi daal di musóoru woddu bu mu la jaaxal benn choix la bu mu jël rek benn choix la quoi. loolu leen gëm loo xale yi ne la sa mag bi nga bokkal ndey bu ñëwee ne léegi jigéen la wala góor la c'est son droit am na ci droit. fii nag xale yi loolu lañ gëm xale yi faaleetuñu ñaari góor ñuy fóonante parce que ci école bi leen di lijjante seen bopp yi. te bu yàgg ba nëga ni ñun waruñoo ñaan sax en tant que des musulmans il y a l'éducation nationale qui dégage un budget bi li ma doon pour jàngal xale yi te njàng mu ca gën mooy njàngum diine ak moom métier. yow nga taxaw xale mënoo jàngaloo leen métier jàngaloo leen diine du leen jàngal affaire LGBT ay Wally Seck yi ngay gis ak ñu bari même bu dul góor jigéen ñu ci liggéey di ci am xaalis. lu toll ne ab góor jigéen wala kuy liggéey wala ko am alal di góor jigéen jënd ci ab oto yóbbul sëriñam. te am na loo xam ne war ngeen koo seetlu. góor jigéen boo ne kuy sa sëriñ xalif général boo la ko topp ca mooy sëriñam. góor jigéen doom sëriñ bu ndaw de ku ca xamub góor jigéen woo ko ne kan mooy sa sëriñ. te mus leen a dem fi ñuy range pour siyaare fekk fa góor jigéen du rang ña nga ca ginnaaw sëñ ba wala ñu nekk ay soxna yi ca waañ wa di togg. dama ne góor jigéen du rang ku mas a dem ci ab siyaar fekk góor jigéen buy rang wax ma ko. benn góor jigéen du rang te góor jigéen boo ne kuy sa sëriñ bu la ko waxee doo ko gëm. te góor ji kun jàpp woon nga am problème police boo amee xaritu góor jigéen dem ca ku am projet tribunal ñu la war laa àtte wala ñu war laa denc boo amee xaritu góor jigéen demal na ko dimbali ma rek demal ci Ousin Ndiaye rek Ousin Kay te raxaw ma nga ne ko daal man sama oto dañ ko fourrière Ousin bu dem police di ko indi. lii c'est pas aujourd'hui dafa yàgg te nag ñu ay sénégalais moom réew mi laa yaakaar te mu wóoru ma ne 99% des sénégalais koo ci ndax bëgg ngaa jur doom muy góor jigéen mu la mukk ci yàlla. kon état bi dafa war a jóg xam ne loolu ñor na askan wi ñu dikk jàpp ci jàppalenu ba mën a am
un état de droit ba am un état boo xam ne daa ñëw suñ indépendance boo xam ne daa ñu topp lii ñu gëm muy l'islam mais gàcce la dans le monde islamique dans le monde islamique gàcce la réewum jullit moo dem ñu ngi naan Sénégal day accepté nañ góor jigéen yi léegi te accepté cette loi accepté góor jigéen yi amul leen droit génn leen ci jumaa yi déedéet amul leen droit génn leen ci jumaa yi bàyyi leen góor jigéen yi dugg dagg leen ay sàppe ci wetu ndeyjoor gi waaw bu di juutu fële ca àll ba waaw wala ca ginnaaw jigéen ñi nga defee ak sàppe kon góor jigéen yi la mais góor jigéen moom mënutu leen a génne jumaa yi dama di ca kanam tuuti ñoo am nañ droit réclamer le drapeau bu LGBT ci kaw jumaa yi te daanu jàngal xale yi ci cette théorie maçonnique daañu ci formé waat xale yi ba nga xam ne xale bu ñu gisee drapeau bu góor jigéen di flotter ci kaw jumaa du dara pour du dara wax c'est rien lii nag ku dib sénégalais naqariw la wala ku dib sénégalais defoo ci attention wala ku dib sénégalais waaye nag ku nar a dem sawara moom sawara képp nga jëm te fii ñu jëm illee yàlla duñ ko baal te nag kenn defu ko ku dul mag ñu baax ñi mag ñi ngeen di tudd ana seenu ñaan dëkk bu suñ Bàmba nekk ngeen ne ak jaloor yi fi bind tey ku woon sëñ Tuubaa ne ko góor jigéen yi jox na leen licence bu ñu dugg ci jàkka yi tey ko demoon ci Alaaji Maalik da ko góor jigéen accepté nañ léegi ñi ngi nodd ñooy nodd ci jàkka yi dama ne góor jigéen way la bëgg ca kanam tuuti noddkat yi toot la ñuy doon Allahu akbar danga ko dégg léegi parce que amuñu fulla amuñu fayda xamuñu fuñ jëm topp kilifa yi diine yi ay àddee képp la ñuy laaj àddee njariñ amaluñu ko kenn ku ne fi nga toog tàll sa loxo ndeyjoor nga waat ci yàlla lan la sab xalifa ma sa defal lan fii ci àdduna gi lan la li fi ma sa defal yow ab liggéey rek mën lu ko wutal yow sëb sëriñ mënta fexe ba yow nga lekk lu dagan wala lu lew xooleen jumaa yi ñaata jumaa nekk Sénégal jumaa yu baree bari wóor na yàlla boîte de nuit ko gën am na jumaa yoo dañ ko tas sa def ko boîte de nuit parce que bu fekkee ne yàlla lañ fa doon jaamu te yàlla tax kon duñ toroxee nii bu fekkoon ne yàlla lañ fay wax xutba bi ñëw bu xutba bi agsi dama ne assemblée nationale duñ nangu ay góor jigéen di taxawal ci dëkk bi xutba yi jàllut kenn ku ci nekk da ngay xutba ci sa maam koy waxtaane sa maam rek ngay waxtaane sa maam te boo ne sa maam dee na ba dem sawara suñ mbokki chrétien yi ne leen jox cër jox leen wàll ba Sénégal bi rek ñu juddi ñoo fi nekk di sàcc ñoo fi nekk di fen ñoo fi nekk di tappale lépp lu fi yàqu ak ku kees gu fi dëpp rek ab jullite ko dëpp ñoo bon Casamance ci Sénégal la bokk Ndar ci Sénégal lañ bokk Thiès Kaolack foo xalaat zone yëpp Sénégal lañ bokk pourquoi ngeen jël ñetti kër yi sëriñ rek bëgg jël budget Sénégal bi leen ko jox yow doo fay lempo doo fay patente doo fay juuti doo fay dara xaalisu trésor bi ñu di ko jël di la ko jox pour lan yow amoo droit oto amoo école nga ne noo du fi am tout ce qui est public intéressé wu la ba pare l'argent du public intéressé la mais kan xoolaat suñu bopp ku leen di tibbal da ngay cof boo goree waaye tibbal nga buub lépp mbaama koy dafa baadoola wala jaam ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lu ma metti la ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dafa nag ku dib sénégalais war ngaa kersaw j'ai un ami malien soo mbokku Dramé la dafa ne ma te ngaa ñibbisi fii jëleen seeni bagage ñibbisi waat fii yoru leen am réew ay yéeféer dajaloo ci réew moomu la ma wax
un malien boo xam ne amul di tappale nee na bu ma doon sénégalais bu ma xëyee damay jël samay bagage dem dëkk yomal xiyaam wala feneen noo bon noo lekk bon du ni si dara ay sagar nit moonu gën waaye nag ku weddi yàlla jël doomi aadama teg ko na ko mooy sa yàlla àjjana ji yëpp di ci yàlla digle nga war a jàng xam ko lànk bañ a jàng ponkal moo xam ne bu tëddee day gént yi sëy nga wañ ko yaakaar sa àdduna ak àllaaxira dama lin dal xamu fu ñu koy laayee waaye dee dem sawara moom jege nañ ko dama ne góor jigéen yi déwén boo demee grande mosquée ne ñoo jëkk monté seen bos waaw flag gu góor jigéen yi moom drapeau góor jigéen yi LGBT ca kaw minbaru grande mosquée dana fa naaw léegi parce que am nañ ci droit c'est un lieu public culture te ñoom ci lañu bokk dañuy réclamer seen drapeau ñu tafal leen ko fa dañ ko fay taf kon sëriñ si mag ñu baax ñi ana mag ñu baax ña mag ñu baax ñi lii la ñu yàkkal mag ñu baax ñi lii la ñu yàkkal mag ñu baax ñi lii mooy seen liggéey góor ji ñuy duma yu metti lañu góor ji ñuy duma te combat bi dafa gaaw gars yi dañoo projet góor ji ñuy tere fa ay xoola bu nu fonton ala ñes xottil kayit di sànni ñes xotti lépp sànni te bu yàgg ba tey ñi bëgg a xam pétrole bi nu mu demee Macky lànk ñi bëgg a xam zircon bi nu mu demee mu lànk ñi bëgg a xam yu baree bari nu mu demee mu lànk waaye góor ji xëy dugal ab projet le lendemain góor ji jël xotti sànni ci mbalit mi dama ne dara bettuñu ci ñun noo ko nangu waaw te seen mag ñu baax ñooñu ba ngeen wàcc nit ñëpp sawar lañ jëm dama ne Sénégal ñun ñëpp ba ma koy dem yóbbaale sa ñetti doon ji galaas nga ne boo sonnee bokk ko kuy dee ko ne yóbbaale bagu galaas yóbbaale waaye lii jaroon na dekkal Badar xare bu Sénégal masa xare rek xare bee ko gënoon waaye duñ ko xare mukk la laïcité c'est la locomotive de Satan la laïcité mooy tri arbre bi nga garab bi nga xam ne mooy meññ ñaawteef yi pourquoi la laïcité bi ni dégage l'église catholique di ko séparer ak la république ci la ko tubaab